amaat mbégte mbokk téléspectateurs yu Time for Africa di leen dalal jàmm ci seen journal bu mag bi muy le grand journal de la semaine yi fi waxtaan nag lépp li fi jot a xew ci ay bés gi fii ci Sénégal rawatina wàllum politique société wàllum wér-gi-yaram comme nu ñu ko tàmmoo di ko defee rek ma ànd ak suma xarit suma naataango Aminata Koor salaamaaleykum. maaleykum salaam Momadou. maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm. maa ngi lay fay aussi di la dalal jàmm di dalal téléspectateurs yi di leen wax ne dañ leen indiwaat ay xibaar bi lépp li nga xam ne jaar na fi ci semaine bi comme niñ koy baaxoo di def. jërëjëf xam naa nag muy bopp xibaar yi wàllum politique yëngoor lool ginnaaw nag génn yi nga xamante ni politiciens yi def nañ ko Ousmane Sonko fii ñoom maître El Hadj Diouf ak tamit waa mouvement Y'en a marre wax lu jëm ci wàllum ni ñu koy waxee élection palum député yi. ñoom ñëpp daal daanaka loolu mooy nar a nekk xibaar yi tey waaye tamit bu ñu demee ci wàllum tamit njàngale mi tamit am na lu ñu ci war a waxtaanee wàllum société bi waaye tamit tàggat yaram ak équipe nationale bu Sénégal war a tase ak Égypte loolu yëpp daal moom mooy jotaay xibaar yi ñu dem ñëwaat indi ci ay leeral. journal bi nag dañu koy doore ak li ñu naan forum mondial de l'eau muy nag lël bu yaatu boo xamante ni dañu koy amal fii ci Sénégal moom moo koy dalal mu nekk nag lël boo xamante ni dina ëmb ñu bëri ci réew mi wala sax àdduna wërngal këpp ñu ci màggal nag ndox kon Sénégal moom moo aye ñu ngi koy nag door ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars bi ba ñaar fukki fan ak juróom benn mu nekk forum boo xamante ni dañ ciy màggal ndox xam naa ne dañ ci dëkkaat ci waxtaan yi parce que tey bu ñuy màggal ndox Ami Koor liñ ci war a wax dafa bëri wàllum politique comme ni ma ko junjee sànq rek dañu koy door ak mouvement Y'en a marre ñoom nag tey jii ci samedi ji nag daañu wàcc ci mbedd mi fas yéene nag joxe ay flyers ay nag li nga xamante mooy flyers ñu ci wane nag askan wi ngir nag ñu mën a dem bindu ji ci li nga xamante mooy liste électorale yi maanaam élection palum député yi ñoom nag ci sax biir semaine bi amaloon nañu ab ndaje ak journalistes yi di fay ŋàññi nag li nga xamante ni moom moo di parrainage boobee nga xamante ni moom lañ fi samp nee nañu pour nag barrer la route maanaam fexe ba ñu bëri duñu mën a bokk ci élection yooyee ndaje ma sunu naataango kii di nag Barthélémy Koli mu nga fa woon. ginnaaw cour de justice décision bu mu jëloon pour naan Sénégal atum 2021 mu dindi wàllum parrainage ci wàllu élection ay mouvement citoyen ñu mel ni FRAPP ñoom nag chef nguur Sénégal mu respecté décision boobu. mais parrainage du loo xam ne day dëgëral citoyen bu bëgg a bokk ci élection yi ñaar sant naa la jox naa la dogal nga génnee parrainage ci lépp lu jëm ci élection Sénégal ñetteel bi dooree ko ci bés bi nga xam ne jox naa la dogal bii ma jël décision bii ma jël ma notifier la ko à partir de bés boobu may naa la juróom benn weer ngir yow état du Sénégal nga jébbal ma man cour de justice de la CEDEAO ab rapport buy wane ne ndigal bi ma la jox jëfee nga ko dogal bi ma la jox jëfee nga ko boobu ak léegi nag léegi mu mot at. ngee citoyen moo koy yoonal te lii nag du yoon ndaxte justice yoon moo ne nañu seppi parrainage ci wàllu élection président Macky Sall bu yoon waxee amul leneen lu mu ciy teg lu dul jëfee ñu jàpp nag ne hold-up électoral baa ngi nii di commencé sàcc élection législative baa ngi nii di commencé ci tappale yii la commencé ci jaay doole yii la commencé na ko sénégalais yépp xam président Macky Sall commencé na sàcc élection yi ndaxte dugal parrainage ci élection yi te justice bu CEDEAO ne nañ ko ci dindi li muy tekki mooy président Macky Sall le 31 juillet bii di ñëw bëggul dem ci élection législative bëggul organiser élection législative lu mu bëgg a organiser mooy sélection législative. moom nag ci côté am mouvement Y'en a marre nag ñi ngi woo parti politique bi ñi mobiliser seen militants yi ñi dem inscrire ci liste électorale yi. plus question moom mu def lu ko neex mënutul nekk et que parrainage bi non seulement dafa aberrant mais aussi mënoon a yow CEDEAO lu la ca neex donc ngay jël mais yow
ba pare aujourd'hui ñu tabb la ci bopp benn institution wu Afrique ku ñu tabb ci bopp benn institution Afrique naka la mu nee ñàkk a fulaal une institution bu nekk ci biir Afrique bu jël dogal ne ko lii nga bëgg a def du yoon bàyyi ko mu ne moom faalewuma loolu kon kooku nan lañ ko mënee joxee ay ndombal tànk ci Afrique naka lañ ko mënee jox Macky yaa ngi isolé Sénégal Macky delloo nga Sénégal ginnaaw ci wàllum démocratie Macky yaa ngi nasaxal Sénégal Macky ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps le peuple sénégalais est fatigué dañu sonn ci ay wéy parrainage détail ñun dañoo romboon boobu aspect dañoo romboon foofu. la chose mooy ñi ngi demander à ce que les partis politiques yi nga xamante ne ñoom ñooy les partis politiques classiques concernés par ces élections là ñu jël seen matuwaay yu doy nañ jël seen matuwaay bi ci njëkk mooy nañ def le nécessaire pour inscrire seen ay militants ñu mënoon woon voter ñu mën. ngir xeex mbirum système parrainage ci wàllu code électoral bi mouvement citoyen ñi ngi woo askan sénégalais yi ngir xeex loolu ñoom nag ñi ngi woote ñi ñu dem inscrire ci liste électorale yi. Barthélémy Coly ba tey mouvement Y'en a marre ñoom nag nee nañu ci altine ji ñu dëgmal daañu dem fa nga xamante ni mooy kërug ministre de l'intérieur déposé fa ab nag li ñu naan nag requête ab càkkuteef googee nag mooy lu ñu bëgg ñu yokk juróomi fan yi ñuy teg ci li nga xamante mooy àpp gu ñu jox askan wi ngir ñu mën a dem bindu ji ci liste électorale yi loolu nag ñoom la ñu bëgg xam ngeen nag àpp ga ñu ngi ko jàppoon 20 fan ak juróom-ñaar ci weeru mars gi ñu nekk nii. ba tey wàllum politique mbokk yi lañu àddu jëmale xam ngeen ne nag fanweeri fan ak benn ci lañu amal jongante élection législative yooyu waaye nag boobu ba léegi nag coow judd na ci li ci waral nag mbirum Khalifa Ababacar Sall yu bëri nag jàpp ne moom mooy jiite bopp coalition Yewwi Askan Wi waaye nag ba léegi mu ngi ci loxoy yoon askan wi nag ñoom nee nañu kii di Khalifa Ababacar Sall war na mën a bokk ci élection yooyu waaye nag dañuy ragal li nga xamante moo di wàllum yoonu Sénégal ak ay galgalam ñu teewlu reportage bi nga xamante ni Souleymane Soxna moo ko def. candidature ex-maire bu Dakar di Khalifa Sall mi nga xam ne moo jiite tête de liste bu coalition Yewwi Askan Wi ci élection législative yi ñu dëgmal nekk na lu jaadu ku ñu ko xamal nag di docteur Seydina Omar Mbodj. yoon bi mu koy topp procédure la woon procédure bi moom respecté na ko mais ki ko doon topp kooku moo respecté wul procédure ndax dafa am disposition CEDEAO buy wax ne képp ku am may avec la justice bu ñu lay déglu ci enquête bi sa avocat dafa war a teew su avocat bi teewul lépp lu ñu fa def comme procès verbal dafay tomber sous le coup de la nullité absolue. Ça veut dire que balaa nga ne naam nekk fa. Si le Sénégal avait respecté l'ordonnance de la CEDEAO, Khalifa Sall serait candidat en 2019. C'est un dossier politique tout simplement. Madame Zeynab Anne xamal na ne question bu jëm ci wàllu candidature Khalifa Sall dafa purement juridique ñoom rek ñoom mën a xamal nit ñi ne candidat boobu la dina mën a nekk wala déet. Ses droits civils y compris de ses droits politiques. xam nga bu ñuy wax dañuy wax ni rek justice mooy condamné monsieur Khalifa Sall su nekkee yoon wax nag monsieur Khalifa Sall day ñàkk ay droits politique si yoon wax yi toppuñu ko ci dara dina nekk candidat. coow li bari lañu nemmeeku ci candidature leader bu taxawu Dakar mi nga xam ne moo jiite coalition Yewwi Askan Wi nga xamante ni depuis ba mu génne ci prison ba léegi yoon mi ngi ko topp moom nag candidature am boobu mu ngi jur na ay coow yu bari ba askan wi ñu ngi ñaawlu coow loolu. dañuy des ba tey ci wàllum yoon ginnaaw nag association maire wala sa association magistrat yu Sénégal ñoom ñi tamit defaloon nañ ab waxtaan nag letti nit ñi ci anam yi nga xamante ci la ñuy liggéeyee ginnaaw kàddu yi nga xam ne dañ ko dégg ci yenn ci ay politiciens yi nee nañ daal dañuy waroo ak li war ci seen liggéey ñoom ñi la daal tontu nañ kii di Ousmane Sonko wax ko lan mooy wàllum magistrat ndaje ma nag sunu naataango Souleymane Soxna mi ngi foon. ginnaaw bu mu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ci talaata di ni weesu kii di madame Aminata Touré mi ngi xamal ne coalition Benno Bokk Yaakaar du mos a accepter liste parallèle ci élection législative yi ñu dëgmal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bii di ñëw. te ñi fi nga xam ne gagné wuñu ko it sunu responsable yi xeex nañu fa waaye sénégalais yi ñoo choisir dañ leen di encourager bu ko defee ñu delluwaat buum ca mboy ga. pour que élection yi ñu jëm foofu ñu am fa ndam. waaye nag moom madame Aminata Touré mi ngi lancé benn appel ci responsable yi ak militant yu coalition Benno Bokk Yaakaar yi ñu dem ak doole ci élection yooyu ñu xam ne ñu ngi koy waajal. moo tax ñuy woo sunu responsable yi góor jigéen mag ndaw sage yi nga xam ne yi ñoom la ñu bokkal coalition bi pour que ñu fexe doonaat benn
doonoon nañ ko waaye yokk unité bi ci sunu biir jamono ji ñu wax am nañ plus de 130 responsables yu kawe yoo xam ne yi sunu président coalition président Macky Sall yónni na leen ci biir réew mi ñu ngi waxtaan ak suñuy responsable pour fexe vraiment ñu gën a doon benn. ci jàkkaarloo bu mu amuloon ak taskatu xibaar yi madame Aminata Touré gi mu ngi ñëwaat na ci résultats yi nga xamante ni amoon nañu ko ci élection territoriale yi ñu weesu ak mi ngi amal tamit ay ngërmande militants yi nga xamante ni demoon nañ ci élection yooyu. wax leen aussi gën leen a kañ ci turu président de la république mi nga xam ne mooy suñu président wu coalition ak turu responsable yi toog fi yépp coalition Benno Bokk Yaakaar waaye la grande majorité présidentielle bi nga xam ne ñoom ñoo toog fii wax leen ne nañu jiital fulla ak fayda niñ ko mës a defee liggéeyu parrainage bi ñu dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi wax leen suñuy réalisation bari nañu ndax fii nag depuis 2012 li ñu fi def ci réalisation suñu loxo ca kaw kenn mësu ko fee def kenn. moom mi nga xam ne mooy coordonnatrice bu pôle parrainage bu Benno Bokk Yaakaar mi ngi woote ñu amal may liberté bu am solo waa constitution bi ak moom ak waa coalition bi nga xamante mooy Benno Bokk Yaakaar ñu ngi jàppale bu baax a baax soldaaru Sénégal yi. Souleymane Soxna jërëjëf ñu jël micro bi jox ko kii di Elisabeth Tine moom tamit mi ngi woon ci mbedd mi laaj askan wi naka lañu gisee pëccëxoo bi am laata ñuy dugg ci élection locale yooyu politiciens yi nag nee nañu dañuy tànqal askan wi ci seen i coow ak seen i mbiccoo mbaaloo loole nag moom lañu yàbbi ci waxukaayu sunu naataango Elisabeth. élection législative yi ñu war a amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet commencé na jur ay xiiroo ak ay ŋaayoo ci Sénégal ñenn yi nag ci askan bi nee nañ politiciens ñoom ñoo war a indi jàmm gi. wax dëgg fa yàlla man mi dama ne message gars yi ni ñu na wax ci affaire opposition bi dañuy àndal dal ànd ak tey ndax nit bu ñu waxee dañu war a wax ànd ak déglu parce que déglu mooy lépp. tu vois déglu mooy lépp parce que nit ki bu waxee lii man mun naa wax loo xam ne mën na jëm loolu kanam du Sénégal nit ki mën na wax loo xam ne du jëm loolu kanam du Sénégal tu vois mais message bi may lancé si ñi gars yi nañu ànd ak daal ànd ak tey ndax campagne bi jaruñu ci rey sa boobu ak affaire bi ci kaw xam nga nit benn la quoi ñëpp ay benn lañu ñëpp ay doomu Sénégal nañu. li di développer réew nekkul ay débat politique mais ay jëf la affaire politique nag day tardel koom-koomu réew. bu gënee actuellement Sénégal bi jotee indépendance bi léegi Sénégal dafa am 60 ans après indépendance waroon nañu dépasser lii yëpp waaw en tant que suñu bopp politicien mi ngi si li fi am rek moo fi amaat pour leneen war a jeex actuellement Sénégal borom xam-xam manqué wu fi li fi mën def manqué wu fi li fi manqué rek mooy manqué nekk benn en tant que loolu motul suñu bopp ku nekk boo ñëwee nga def li nga xam ne moo lay arrangé nga dem sa yoon vraiment Sénégal jot na nag Sénégal avancé. élection yi nag des na ay fan yu bëri politiciens yi dañoo war a seet nag la ñu war a def pour indi jàmm ju bëri ci réew mi ndax ñoom ay frère lañu lenn rek moo leen war a tax a jóg moo leen war a soxal mooy luy développer réew mi. À proprement parler de ces questions-là parce que lu jëm nag ci élection législative yi dafa jot jamono ji ñu waxtaanee ko nemmeeku nañu nag ne saa su élection ñëwee dañu nemmeeku ay xiiroo ak ay ŋaayoo te ñun ñëpp ay mag ak ay rakk lañu lenn rek moo ñu war a soxal moo nan la ñuy def ba indi jàmm ji fii ci réew Sénégal bi nga xamante ni dëkku teraanga la. lu ñuy woowee politique politicienne wala ay débat yu dul jeex wala xiiroo ak ŋaayoo yu fi am loolu mënul tax Sénégal avancé jot na nag ñu liggéey ci sutura ndax mun na bàyyi jàmm ci réewu teranga bi. Elisabeth Tine jërëjëf maître El Hadj Diouf moom itamit woo na journaliste yi tase ak ñoom waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy actualité politique bi ak kàddu yu jëm ci wàllum Ousmane Sonko Adji Sarr waaye tamit ci wàllum magistrat yi moom avocat bi nag li muy sàkku nag jamono ji mooy nag yoon def liggéeyam ci ni mu gën a gaawee ci mbirum Ousmane Sonko ñu déglu compte rendu bi nga xamante ni Souleymane Soxna moom moo ko def ba léegi. ginnaaw Ousmane Sonko ak union des magistrats du Sénégal ak Aminata Touré maître El Hadj Diouf si la ñëw jàkkaarloo waat ak taskatu xibaar yi moom mi nga xamante ni mooy défendre à tout moment jamono ju nekk Adji Sarr ñëwaat na nag jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko ginnaaw bu ma jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi. Pourquoi cette conférence de presse
lu waral nag man Maître El Hadji Diouf ma jàkkaarloo ak askan wi tey jii du dara te xam ngeen ne El Hadji Diouf saa su problème amee fii ci Sénégal man dinaa génn wala ñu nar ko jaxase wala tamit ñu nar fa indi ay jàmmaloo wala ku nekk ku jógee fële di wax li leen neex wala nga jàkkaarloo taskati xibaar di wax li leen neex man El Hadji Diouf dinaa génn jàkkaarloo ak yow rawatina nag ki nga xamante ni kenn xamul li muy wax. ci jàkkaarloom ak taskati xibaar yi moom Maître El Hadji Diouf dem na sax ba wax ne Ousmane Sonko dañu ko war a tëj ginnaaw bi mu violé obligation yu signature ci registre yi contrôle judiciaire yi. pour violation. mënuñu continuer di yóbbu nit ñi ci prison yi te am ki nga xamante ni mu ngi violer loi yi violer contrôle judiciaire yi di jàkkaarloo ak télé yi ne signé tuma tous sama yoon nekkatul ci justice ndaxte xamuñu dara te kooku moom lañ war a njëkk yóbbu ci prison yi. signé tuma tous je ne signe plus je m'en fous de la justice. waaye avocat du peuple bi nag amal na ngërmande président bu union des magistrats yu Sénégal di Ousmane Simer Diaw ci réaction bu mu def ginnaaw bi nga xamante ni Ousmane Sonko amoon na déclaration bu mu defoon. maa ngi ñaan état bu Sénégal rawatina justice yi ak magistrat yi ñu continuer seeni liggéey di leen sant bu baax a baax ci li ñuy def ndax am na solo lool. ci jàkkaarloom ak taskati xibaar yi ba léegi avocat wu Adji Sarr bi nga xamante ni moo accusé woon na Ousmane Sonko daa violé woon Adji Sarr wax na ci côté contrôle judiciaire yi nga xamante ni Ousmane Sonko daa bañ na du ko signé. jërëjëf Souleymane Soxna ñu jël micro bi jox ko Elisabeth Tine moom nag dafa laaj askan wi naka la ñu gisee ŋàññ yi nga xamante ñu ngi koy ŋàññi wàllum yoon ci Sénégal rawatina magistrat yi ñoom nag lu ñuy sàkko mooy ne daal askan wi wala sax politiciens yi tegg seen loxo ak seen gët ci kaw magistrat yi nga xamante ñoom ñooy àtte ñu bàyyi leen nag ba ñu mën a def yoon ni mu waree. reportage. ci jamono bu ñu nekk ni liggéeyu magistrat au Sénégal indi na coow yu bëri am na sax ay leader politique ñoo xamante ne wax nañ ni magistrat yi duñu def seen liggéey comme nu mu ko waxee wax boo xamante ne ñenn ci askan bi nee nañ rafetul. Par rapport à la justice sénégalaise, moi je fais confiance à la justice sénégalaise. C'est une justice qui vraiment qui fait son boulot. Et s'il y a un conflit entre deux citoyens, il faut vraiment qu'on les convoque à la justice, qu'ils soient debout, donc en face donc, des juges, et vraiment juger les faits. Oui, Ousmane Sonko, en réalité, il ne respecte pas la justice. Parce que la justice au Sénégal, on a une démocratie. Et la justice est indépendante. Nous avons une justice indépendante. joxoñ baramu tuuma magistrat nekkul lu jaadu rawatina nag bu nekkee ne leader politique moo ko def leader boo xamante ne dafa war a joxe bon exemple. C'est pas normal qu'un leader ait à pointer la justice et qu'ils disent la justice ne fait pas son travail et qu'ils sont incompétents. Nous-mêmes, demain, si j'ai des problèmes, j'aurai à faire quoi? À partir à la justice ou à régler les problèmes moi-même? leader bu baax nag dafa nekk ko xamante ne dafa war a jox confiance di xalaat ñu koy topp ci lépp lu muy def magistrat yi nag war nañ leen bàyyi ñu def seen liggéey comme nu mu waxee. C'est pas du tout logique parce que avant qu'il pense à lui-même, il doit penser aussi à ses citoyens, à ceux qui le suivent, à ceux qui le prennent comme un leader, une personne exemplaire. Et quand cette personne exemplaire est à dire que la justice n'a pas de compétences, cela nous mène à se méfier aussi. Donc ça peut créer l'anarchie. justice nag dafa nekk pour citoyen yëpp nekkul institution politique nekkul nag tamit pour benn personne liggéey justice dafa war a nekk def lu yoon wax. Elisabeth Tine ñu jógee Dakar dem fa nga xamante ni moom moo di Sindia foofee nag maire ba di nag Thierno Diagne moom mi la daal dañu ko jàpp dugal ko kaso def ko ab mandat de dépôt ndaxte nag nee nañ dafa def ab njuuj njaaj ci wàllum suufu ginnaaw bi mu ko jaayee moo tax nag askanu Sénégal ginnaaw bi ñu leen laajee nee nañ daal ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore bopp moomee lay daal nañu def ndànk te bañu tamit di jaay suuf si ci anam yu nga xamante ni jaarul yoon. reportage Barthélémy Koli. ginnaaw arrestation maire Sindian bi bu ñuy topp ci wàllu escroquerie suuf si sénégalais yi nag wax nañu seen xalaat ñoom nag jàpp nañ ne gérer localité dafa laajte mandute ak responsabilité. buñ la dénkee alalu askan bi waxuma askan bi waaye yow ci sa bopp da ngaa war a soxla maandu ak doylu ci liñ la dénk balaa askan bi di ko soxla parce que am na ñoo xamante ne ñoom ñoo la dénk. mais ñoom ñi la dénk li nga yor noonu ñoo la ko gën a soxla parce que am na ci ñoo xam ne ñu ngi sonn loolu. problème wàllu suuf fii Sénégal yàgg na am loolu nag ngir saafara li ñu mel nag sénégalais yi nag dañoo war a jóg taxaw tem. du lu bees régime yi fi mu sa jaar yëpp yooyu la ñuy corrompre nit ñi
xëy na mairie Sindia bi malheureux mooy que ni nasaraan la tasanteel moo tax ñu dugal ko au trou mais ñaata maire ñoo fi joxe suuf te dara mujj ci parce que soo joxee jël genn wàll gi jox ko say complice et puis ça passe quoi mais nag li koy faj mooy sénégalais yi war nañu bàyyi dépassé toog seen biir kër yi di kaas rek di ataaya suñ toogee autour di tee waxti après mu jeex il faut que ñëpp jóg ni non parce que kenn ku nekk da nga am wàll ci suuf si. arrestation maire Sindian bi war na mun a nekk leçon ngir maire yi ñëpp. maire yi bees yi je pense que ni bon maire yi bees yi ñoom je pense que surtout ñi nekk opposition moom au moins sax ñu bari maire yi nekk opposition ndax ku deful ku jaarul loolu ñu rëq sa ndigg mun nañ doon exemple ñeneen ñi waaye mais maire yi ñoom surtout ñu nekk ci àll yi peut-être ñu nekk Dakar amuñu terre bu ñuy sàcc en général. suuf askan wi ñoo ko moom waaye du benn nit moo ko moom looloo waral dañoo war a delloo askan yi lu ñu moom bu ñu sukkandikoo ci nit ñi li ñu wax. jërëjëf Elisabeth Tine Aminata Kor dafa mel ni nag li ma yoroon ci wàllum politique jeex na ma jox la léegi yi nga baaxee ñu yow it li nga indi ci wàllum politique li fi jot a xew ci ayu bés. noonu lañ koy defee rek yemali ba tey ci wàllum politique sax wax opposition bi nga xamante ne ñoom dañ bokk ci association des maires du Sénégal ñoom nag nee nañ dañ bugg a génn foofu créer seen maanaam parti bopp waaye kii di Aminata Touré nag daal na ñëw di xamle rek ñooñee ne loolee mënut a nekk ndax association des maires dafa gouvernement bi ak opposition ñëpp ñoo ci bokk tax na sax mu daal leen di xamal lan mooy njëriñu maire ñu teewlu ay kàddoom. loolu du lu ñuy wut ci démocratie ndax il faut ñuy comprendre lan mooy démocratie mooy bu ñu demee jongante ku ne choisir ne diw mooy sama maire majorité la bokk diw opposition la bokk waaye bu élection ba jeexee rek maire ba ñu fal il est le maire de tous les administrés de la commune. loolu aussi il faut que maire yu bees yi xam loolu doonuñu maire rek pour lijjanti voilà citoyens yi nga xam ne ñoo leen wateel non non non. d'ailleurs am na question bi ñu leen war a laaj mooy kon ñetti association sax mooy am association maire waa Benno association maire opposition société civile bi gagné nag kon moom fu muy bokk société civile indépendant ñoom it dañuy dem uti seen association. non loolu day féewale day diviser réew. mu nekkoon soxna. ñu desandi ba tey ci wàllum politique wax ci mbirum parrainage ginnaaw opposition ak yenn coalition waa gëm sa bopp tamit amal nañu ab ndaje taseeka taskatu xabaar yi ngir rek daal di ñaaw lu ñu jëlee fi li nga xam ne rek mooy parrainage bi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy Amadou Gueye nekk responsable coalition gëm sa bopp Alla Thiam teewoon na ci seen ndaje ba. coalition bu mag bi nag nekk gëm sa bopp génn na démb am ab sortie di ci wax wàllum parrainage bi nga xamante ne gis na ne riitum réew mi di président de la république Macky Sall da ko def jubluwu ci lenn lu dul écarter yenn leader politique yi ci loolu nag lay woo askan wi ak opposition bi ñu booloo manko ngir xeex lii di décision bi maanaam ponk yi ñu teg ci parrainage bi te ñoomu d'accordu ci. La grande coalition gëm sa bopp mu ngi fàttali ne moom ay position mosul changé te wax na ko ay yooni yoon ci li nga xam ne mooy parrainage bi ñu ngi koy rejeter en bloc parce que li nga xam ne président Macky Sall mu ngi ñu koy imposer tey ji opposition bi war na taxaw pour ñu mën ko xeex. bu ñu fàttalikoo ci atum 2012 élection législative yooyu nag gisoon na ne njiitum réew mi am na ay candidats yoo xam te ne dañ leen a arrêté woon maanaam validé woon seen candidature bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay ponk yu ñu jàpp jëm ci wàllum parrainage ba tax na nag loolu lañ ñu jàmbar di ko xool bu baax ngir mu mën leen a dal ci élection présidentielle yi ñi ngi ñu xamal ne njiitum réew mi nag dina dajeek ay candidats yu ko mat sëkk bu ñu sukkandikoo ci règle yi nga xamante ne loi bi teg na ko ci élection législative. ba tax na la grande coalition gëm sa bopp mu ngi woo opposition bi yëpp ñu créer li nga xam ne cadre unitaire lañ ko tuddee c'est-à-dire que ñun ñëpp ñu booloo toog waxtaan nasandoo nojjinoo pour que tey jii li nga xam ne président Macky Sall muy ay dérive monarchique ak yoo xam ne daf ñu yóbbu ci ay élection yoo xam ne day am ay jafe-jafe ñu mën ci waxtaane pour mën a contrer li nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar suba incha allah suñu experts yi dinañu saisir la CEDEAO pour ñaawlu dëgër bopp bi nga xam ne gouvernement du Sénégal mu ngi koy def.
ci loolu nag gis na ne ñoo ngi joxoñ baaraamu tuuma di amal ab saisie jëmale ko ci CEDEAO ngir ñaxtu li nga xamante ne décision yooyu teg na ko te jëmmuwut benn yoon ak démocratie. Ici ajoute que question bi nga xam ne moom la ñuy agité opposition bi yëpp ñoo d'accord ne li nga xam ne pouvoir bi mu ñu koy imposer amul kenn ci opposition bi koo xam ne ni nangu na ko te boole ci CEDEAO li mu santaane Sénégal war ko def dañu jàpp ne Sénégal amul droit def leneen donc loolu moo tax ñun ñu xalaat ne ci ndaje yi nga xam ne sax dem nañu ministère de l'intérieur wooñu mooy opposition bi ñëpp ci lii moom ñoo ci bokk benn jàmbat parce que ñun ñëpp xam nañ ne parrainage bi nga xam ne am na Sénégal amul fenn. ci loolu nag la ñuy wëyal di xeex lii di ñàkkum xëy ci ndaw yi Sénégal di ko ñaxtu saa su ne ñi ngi wax état du Sénégal nag mu jël loolu def ko priorité ba ndaw ci réew mi mën a am liggéey waaye tamit ci loolu ba tey dañuy wëyal di xamle ne njëg gu seer gi ci dund bi nag nekk na lu jafe lool ba sénégalais yi sonn nañu ci jamono ji kon nag bu wëyal wëyee nañu xam ne élection yi ñu jëm ñi ngi ci sàkku ak leeral ci wàllum inscription bi ak tamit nañ koy doxale ginnaaw coalition gëm sa bopp Malick Gakou jiite par grand parti moom it tamit mi ngi artu nguur gi rek di xamle ne li ni mel muy parrainage bi nag pexe la ngir wàññi yenn ci candidat yi ñu déglu ay kàddum ci micro Ousmane Niang. système parrainage bi nga xam ne génnoon na ko fii 2019 ak la mu jur système boobu li muy indi mooy ay jeexi jaax ci réew mi système boobu li muy indi mooy lépp loo xam ne nii day yàq xel ak bëgg-bëggu askanu Sénégal loolu moo tax ku bëgg nga nekk candidat liste mu bëgg éliminer aussi dina trouver moyen pour éliminer la ñi ko wax ne moom président Macky Sall ne ko lu ëpp tuuru fii ñu nekk nii ak fii réew mi toll ak li Sénégalais yi jox loxo Yewwi Askan Wi ñun ñàkkuñu fula ñàkkuñu fayda te dañu yoxi daañu jàkkaarloog moom xeex ba li nga xam ne nii àq ak yelleef bi nga xam ne nii moom la Sénégalais yi taxaw bëgg ko pour Sénégal changer jëm kanam loolu moo tax ñu ne ko parrainage bi mënul nekk benn yoon occasion pour mu éliminer liste. coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom tamit amaloon nañ ndaje moom ak taskatu xabaar yi ngir waxtaanee rek li nga xamante ne mooy situation bi réew mi di jànkonteel jamono ji ki ko jiite woon di Aminata Touré naka noonu tamit ñu ngi doon waxtaanee ci anam nañuy amee élection législative yi ñu war a amal fanweeri fan ci weeru juillet atum 2022 ñu teewlu ay leeral si kàddu Souleymane Soxna. ginnaaw bu mu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ci talaata di ni weesu kii di madame Aminata Touré mi ngi xamal ne coalition Benno Bokk Yaakaar du mos a accepté liste parallèle ci élection législative yi ñu dégmal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bii di ñëw. te ñi fi nga xam ne gagné wuñ ko it sunu responsable yi xeex nañu fa waaye sénégalais yi ñoo choisir dañ leen di encourager bu ko defee ñu delluwaat buum ca mboy ga. pour que élection yi ñu jëm foofu ñu am fa ndam. waaye nag moom madame Aminata Touré mi ngi lancé benn appel ci responsable yi ak militant yu coalition Benno Bokk Yaakaar yi ñu dem ak doole ci élection yooyu ñu xam ne ñu ngi koy waajal. moo tax ñuy woo sunu responsable yi góor jigéen mag ndaw sage yi nga xam ne yi ñoom la ñu bokkal coalition bi pour que ñu fexe doonaat doonoon nañ ko waaye yokk unité bi ci sunu biir. jamono ji ñu wax am nañ plus de 130 responsables yu kawe yoo xam ne yi sunu président coalition président Macky Sall yónni na leen ci biir réew mi ñu ngi waxtaan ak suñuy responsable pour fexe vraiment ñu gën a doon benn. ci jàkkaarloo bu mu amaloon ak taskatu xibaar yi madame Aminata Touré gi mu ngi ñëwaat na ci résultats yi nga xamante ni amoon nañu ko ci élection territoriale yi ñu weesu ak mi ngi amal tamit ay ngërmande militants yi nga xamante ni demoon nañ ci élection yooyu. wax leen aussi gën leen a kañ ci turu président de la république mi nga xam ne mooy suñu président wu coalition ak turu responsable yi toog fii yépp coalition Benno Bokk Yaakaar waaye la grande majorité présidentielle bi nga xam ne ñoom ñoo toog fii wax leen ne nañu jiital fulla ak fayda niñ ko mës a defee liggéeyu parrainage bi ñu dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi wax leen suñuy réalisation bari nañu ndax fii nag
depuis 2012 li ñu fi def ci réalisation suñu loxo ca kaw kenn musu ko fee def kenn. moom mi nga xam ne mooy coordonnatrice bu pôle parrainage bu Benno Bokk Yaakaar mi ngi woote ñu amal may liberté bu am solo waa constitution bi ak moom ak waa coalition bi nga xamante mooy Benno Bokk Yaakaar ñu ngi jàppale bu baax a baax soldaaru Sénégal yi. ginnaaw coalition Benno Bokk Yaakaar ñii di waa Yewwi Askan Wi tamit amanoon nañ ndaje moom ak taskatu xabaar yi ngir rek daal di ñaax nguur gi mu jëlee fi li nga xam ne rek mooy parrainage naka noonu tamit daal nañ xamle résultat yi ñu amoon ci élection locale ci compte rendu Ousmane Niang. ba élection locale yi amee ba tey coalition bi di Yewwi Askan Wi mi ngi soora wax ci ay résultats am statistiquement nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy Déthié Fall mu jàpp ne nguur gi dafa nërmeelu ci ay localités yu bari loolu muy wane ne daal dafay waaj a jeexal. mu jël leen yéen yëpp yóbbu leen ci 80% de communes gagnées la presse a été à ce niveau l'opinion à ce niveau parce que justement le véritable résultat qui mesure la majorité ne l'arrangeait pas et il ne l'a pas dit dans une lettre officielle adressée à la presse et à ses militants. ci jeexal boole sax Ousmane Sonko feelu ko ci wet ba gis ne état bi dafa nërmeelu nguuram mooy waaj a jeex ndaxte ku dem ba la nga daan am ci ay poñ mu wàññeeku bu baax a baax loolu am na lu muy tekki mu jàpp ne lii nërmeelu la. ñaare nag élection buñ ci génnee ki ñàkk mooy ëpp li muy wax te guléet nag ñu génn ci élection locale rawatina nguur gi yor nekk ci télé yi nekk ci rajo yi naan dañuy génn ay chiffres ak ay tableau chiffres yi ñu leen présenté nag te nañ ko séddale publier ko du lu ñu mun a dindi lu toll ni tarfataay ci koo xam ne nag nee nga ñetti at ci gannaaw yow amoon nga 58% boo doxee ba tey ñu naan est-ce que sa 30% mat na wala matul loolu defet mënu ko wees. waaye nag kii di Khalifa Sall moom ni mu ko gisee mooy confiance bi nga xam ne moom la peuple sénégalais bi am ci coalition bi di Yewwi Askan waaye tamit sanction bi nga xam ne wane nañ ko ci biit urne yi loolu dong moo ci feeñ te kóolite góole ñoom dinañ ko sàmm bu baax a baax ba duñu tas yaakaaru askanu Sénégal yi nga xamante ni dénk lañ leen yenn gox ak gox goxaat. askan wi la ñu proposé nan la ñuy doxale léegi gox ak goxaani suñu réew muy doxalin boo xam ni doxalin bu bees la doxalin boo xam ni day jëriñ askan wi mais surtout askan wi day moomoo li nga xam ne moom la dénkaane. coalition Yewwi Askan bi nag fas yéenewul benn yoon nag wàccee gardeem ndaxte fas yéene na jóg taxaw xeex yeneen ni xeex lu ci mel ni système de parrainage bi nga xam ne dañ leen fas yéene imposé ñoom ne dañ koy bañ ba tëdd ci suuf. mi nga ko moomaat mu mel ni lu ñu yoroon ci wàllum politique jeex na waaye nag war nañ waxtaan tuuti ci élection législative yi ak parrainage bi nga xamante ne coalition yu bëri dañ ko bëgg nguur gi jëlee ko fii loolu lay nekk loo xamante ne ñu bëri ci askan wi tamit yi nañ ci yàbbi lu si sa xalaat. waaw nekk da loo xamante ne dañ koy taamu gis parrainage bi moom lu naqaree waxtaane la parce que tey bu ñu ne Sénégal moom ci CEDEAO la bokk te CEDEAO ñëw wax nguuru Sénégal ne ko bu mu def parrainage donc foofu tamit question bi mooy ndax Sénégal moom daa moomul boppam ba CEDEAO ñëw di ko wax ne ko bu fi def parrainage su fekkee ne Sénégal moomul boppam te lu CEDEAO wax loolu la ñu war a def kon Sénégal dañu war a dindi parrainage mais su fekkee ne Sénégal moom boppam kon dafay dëggal boppam ne kon parrainage day am même su CEDEAO waxee parrainage day am. parrainage nag ngëneel gi jàpp nañ ci ne comme régulariser maanaam fexe ba dem ni ñuy demee ci élection yi mu jaar yoon. parce que tey bu ñu ne nañ dem fori mango. te benn buntu moo am te askan wi yëpp tëb ne dañuy dem kon day boo xamante bëri ci buntu bi kenn du mën a dugg. donc man yaakaar naa loolu noonu tame boo xamante ni dañuy segg ñu war a dem ci élection yi. su ko defee kuy yi mag yi dem mbëkkante mais tey bu ñu ne nañ dem te loolu amul yaakaar naa ne mborom boo ci yeeg ñu ndaw ñëppay dem tase ji su ko defee kon day naqaree gérer day naqaree defar moo tax daal kon yaakaar naa ñu indi fi parrainage en tout cas lu ci mënta nekk mbirum politique la. opposition bi gis nañu ne doxul ci ñoom pouvoir bi tam gis na ne dox na ci ñoom xeex la léegi daal lu ci nekk daal mooy ñu waxtaan ci ba juboo rek maa ngi dégg Aminata Touré di wax ne ñoom dañuy wax rek waaye parrainage amoon na fi te ñoom ñëpp demoon nañu uuti ko ku nekk amoon na ko bañ dem élection yi donc lu naqadee
lu naxaree kii la daal. xale dégg la te dafa mel ni opposition bi ñoon gisuñu côté bu positif bi moom côté bu négatif bi rek la ñuy gis xanaa loolu moo tax waaye gis nañ tamit activistes yu mel ni Y'en a marre ñoom tamit tey ji lañ tàmbali di séddale ay flyers ngir ñaax askan wi ñoom ñëpp ñu daal di dem bindu ji ci liste électorale yi xam naa ne loolee tamit dafa nekk benn système boo xam ne dañu bëgg askan wi demaat en moins que ñu defee woon ci élection locale yi. waaw c'est vrai parce que ñoom boo leen xoolee ñoom dañ ne société civile lañu faru ñu fenn loolu moo tax ñu bëgg askan wi dem bindu ji parce que bu ñu demee bindu ji askan wi lu ñuy wax loolu mooy am maanaam tey bu ñu élection am na te askan wi bëriwuñu donc atte du yomb mais su ñëpp demee bindu ji rek su ko defee danañ bu élection yi paree dinañ xam kan moo gagné ak kan la askan wi gëm donc je pense que ni ñoom tamit ñu ngi ci yoon bu rafet noonu la parce que société civile moom loolu la da ngay nekkal fi askan wi donc je pense que ni loolu rafet la. mbiru magistrat yi tamit ginnaaw kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati woon jëmale ko ci ñoom tamit yëkkati nañ ñoom it ngir leeral askan wi ñoom lan mooy seen liggéey tax na sax ñu xamal ñenn ci askan wi sax daañu wax ne nañu bàyyi magistrat yi ñu def seen i liggéey ndaxte seen liggéey moo leen intéressé et tout. waaw dëgg la de parce que boo bootee bukki moom xaj da lay baw parce que tey bu fekkee ne yow yaay woote yow yaay àtte ñu nga am dossier bu métti boo xam ne day lakk sa loxo tey mu yëngal Sénégal donc je pense que nii war nga mën a génne wax ak askan wi. yaa ko wax sànq Ousmane Sonko moom moo ne dossier bi dañ koy classé wala du am donc kon tey man dama rafetlu ñoom lu ñu génne wax ak askan wi ne ñoom daañuy def seen liggéey nu mu waree. parce que tey bu ñu noppi yoon rek mën nañu wax ne yoonu Sénégal dafa ragal Ousmane Sonko wala yooyu donc je pense que ni génn bi rafet na wax ak askan wi lan mooy seen liggéey lan mooy magistrat mooy lan parce que yow yaay àtte donte sax buñ ne justice Sénégal moom dafa tëddeewul njaaxaanaay nee nañu ñii dañuy ñii far fii en tout cas Sénégal mu ngi noonu ami koor mais daal man maa ngi rafetlu bu baax a baax seen génn bi te tamit dossiers yi nga xamante ni yor nañ ko comme ni ñu ko waxee nee nañ moom Simer Diouf nee na ñoom daal lu ñu yore si dossier dafa bëri. te maanaam attekat yi bëriwuñ Sénégal. xaw ma 5000 xaw ma la wax. am na benn ponk bu mu leeral sax nee na askan wi xam ngeen ne atte yombul. donc lépp loo xam ne dossier la ñu tii ko faw ñu jàngat ko bu baax a baax andi seeni dal ak tey ngir mun ko def donc nag ni leen askan wi may dal. ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi nekk di ñaan parce que tamit atte moom daanaka yombul. yombul encore donc ñu ma jaaree fa wax tamit askan bi moom ñoom sax ñi nga xamante ni ñoom ñoo waaye wàllum yoon su ma juumul mooy Maham Diallo waaw nee na ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Khady Ndiaye moom patron bu Sweet Beauty danañ ko déglu talaata bi ñëw su ko defee Ousmane Sonko tamit dina taxaw ci kanam baar bi weerum avril donc mu nekkoon annonce boo xamante ni ñu ngi koy xaar di ñaan yàlla nag jàmm am ci mbir mi waaw dossier boobu wax dëgg yàlla moom war nañ ci jóge bu baax a baax ami koor diis na bopp Sénégal yi je pense que dañ fay jaare tamit def benn pause ñëw jublu ci leneen lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram wàllum wér-gu-yaram Sénégal nag moom moo doon dalal ab conférence bu ñeel nag maladie couverture universelle ni ñu koy waxee ci diwaanu Afrique yëpp ginnaaw nag ndaje mi bi mu jeexee ci aljuma ji Sénégal nag ñoom dañuy joxe ab bilan boo xamante ne bilan bu rafet ci liggéey bi nga xamante def nañ ko loole nag muy fexe ba askan wi gën a nag jege paj mi waaye nag du ñu fay lu bëri bu ñu sukkoon nag si kii di docteur Bokar Mamadou Daf moom directeur général bu agence pour la couverture maladie universelle bu Sénégal lii la ñu dénk ñu déglu ko. wàllum njàng meeg njàngale mi métti woon na lool nag ci ayu bés gi foofee nag ca makkaan bu ñu dubbee ministériel bu Diamniadio foofee nag jàngalekat yi ñoom lañ fa toroxal sax laa mën a wax ndaxte nag ginnaaw bi ñu fa dajew nag di waxtaanee lu jëm si seen mbir mi nga xamante ni dañu ko sumboon atum 2021 muy xeex bi ñuy xeex ngir nag am seen àq ak yelleef ñoom nag policiers yi ñoom ñoo leen roosé ay lacrymogène ba ñu màndi loole nag liñ si jublu woon mooy nag fexe ba nag xeex bi nga xamante ne sumb nañ ko ngir am seen àq ak yelleef loolu moo taxoon ñu dem fa waaye nag ak leneen li nga xamante ni mooy pexe mi ñuy lal ngir nag fexe ba nag njàng meeg njàngale mi gën a ñoo ngi rawat ne wàllu formation professionnelle bi ak enseignement technique fii si Sénégal ba tey wàllum njàng meeg njàngale mi nag intersyndical des personnels administratifs techniques yu nekk fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag dañu amaloon ab waxtaan lu jëm ci seen mbir li ñu foo nemmeeku nag moo ne daal
dañuy nag naxarlu bu baax a baax recrutement vacataires yi nga xamante ni def nañ ko foofu waaye tamit lu jëm si seen wàllum salaire waaye tamit lu jëm si seen wàllum yorin bi ñu leen war a yor ci wàllum wér-gi-yaram beeg du ñu mel ñoom nag kon ñoom nee nañu dañu ñaxtu yi tamit droit de vote élection chef de département yi ngir nag ñëpp mun cee bokk ci anam yi nga xamante ni moom la gën a rafetee. donc Amicor mu mel ni loolu moom tamit bokkoon na ci xibaar yi nga xamante ni jaaroon na fi si télévision bi ci ay bés gi ma bàyyi la nga wéyal lu jëm si wàllum koom. comme la ñuy waxtaanee fii ak ginnaaw bi àdduna bi génnee tuuti sax laa mën a wax ndax ba tey mbas mi ngi fii si ak jafe-jafe yi mu teg askan wi mu mel ni beneen jafe-jafe mooy newaat soxal guerre bi amal diggante Ukraine ak Russie loolee nag àdduna bi yëpp ñu ngi commencé di sentir conséquences yi fii ci Sénégal nag askan wi ña ngay artu nguur gi di président Macky Sall mu teel a jël ay matuwaayam laata rek ñuy dund jafe-jafe yi ñu dundoon ci Covid 19 ñu teewlu reportage Souleymane Soxna. ginnaaw bu ñu amee leen ndaje mu am solo ci samedi bi ñu weesu ñuy di waa FMI xamal nañ ne ñu nga jëm ci benn crise économique bu am solo waaye crise boobu nag li ko waral mooy guerre bi nga xamante ni jamono ji mi ngi am ci diggante Ukraine ak Russie ci loolu nag Sénégalais yi nag ñu ngi woo nguur gi mu saytuwaat nu muy def bu baax a baax ci guerre boobu la fexe sauver économie bu Sénégal. te duñ ko gisee moom jafe-jafe lay doon quoi ndax boo xoolee Russie ak Ukraine lépp ay africains ñoo fa nekk. de fekk moom genre guerre yi nii day impacté fépp quoi bu ñu mënee booloo xam nga waxtaan bu ko defee gars yi baissé armes yi loolu njëriñu askan bi yëpp la quoi sinon day dina sonal ñëpp te loolu gënul quoi man noonu laa ko gisee. affaire yi de nu ñu tegloo sax moo garaaw parce que boo jógee ci Covid bi nar a dugg ci yeneen guerre Covid bi nu mu fi def ñëpp gis nañu ko duggoon nañu ci ndóol bi nga xam ne borom kër yi toog nañu toog bu yàgg liggéeyuñu. ñenn ci askan wi ginnaaw bu ñu jotee information yooyu le ñu ngi ñaax ndaw ñi ngir ñu xoolaat bu baax a baax ngir ñu jël ay matuwaay ndaw bu ci nekk gëm sa bopp xam ne guerre boobu le waroon la fa dem nga fexe seet na ngay réaliser sa ëllëg. jeunes yi xam naa ne du Ukraine moo leen tax a jóg li leen tax a jóg mooy dañoo foog ne bu ñu demee extérieur dinañu mën a dund foofu dund nii rafet am tamit lu ñuy sutural seen bopp sutural seen waajur yi moo tax man dama leen di naan nañu gëm seen bopp gëm Sénégal. gëm seen bopp gëm Sénégal xam ne fii Sénégal mun nañu fi nekk liggéey fi njëriñoo fi kon nañ fi toog am culture entrepreneuriat bul toog di xaar ci état da ngay yëngu ci leneen ak leneen yàlla baax na nañu bàyyi nag lu xew rek ñu naan basa wala basat lii pour ñoom benn porte ouverte la rek pour ñoom ñu dugg rek nar a réussir loo ko foog du Ukraine moo leen tax a jóg ci loolu nag askan wi ñoo ngi lancé benn appel nguur gi ngir mu xam nu muy jëlee ay matuwaayam ci guerre boobu te bañ a bokk ci guerre bi mu jéem a fexe indi ndaw ñi nga xamante ni jamono ji ñoo ngi foofule ci ñaari dëkk yooyu. parce que tamit comme ñaari dëkk yu am doole la suñu am nañ doole sax mais suñu doole taxawul demee noonu mu jéem a xool tamit intérêt réew mi nu muy demee quoi ba pare avant tout ça balaa mi si jël benn kii xam nga daa mi jël benn parole quoi ñu xool intérêt réew ba pare jàppale tamit jeunes yi. ñu nekk foofu noonu ñoo xam ne ñoo xam ne parce que des fois dañuy seetaan télé dañuy gis ñoo xam ne ñu ngi foofu ba léegi mënutu ñu ñibbi seen dëkk xam nga mënuñu ñëw fii te seen famille ñu ngi fii jaaxle xam nga ñoo tamit war na leen jàppale avant tout ça tam ñu jéem a récupérer xool li ngay récupérer ba pare mun leen kii quoi bu ñu ñëw pour seen xelu famille dal quoi. ginnaaw bi nga xamante ne génn nañ ci crise économique bi nga xamante ni Covid 19 moo ko waraloon adduna bi ñu ngi war a jëmaat beneen crise économique bi nga xamante ni guerre bu am jamono ji ci diggante Russie ak Ukraine moo koy waral waaye nag askan wi ñoo ngi ñaax nguur gi ngir mu xam taxawaayam ci guerre boobu la fexe sauver économie bu Sénégal. boo moytu nag Sénégal du mucc ci jafe-jafe yooyu ma doon wax sànq loolee nekk xalaatu ki nga xam ne rek mooy Meissa Babou xelam màcc ci wàllum koom waaye tamit nekk jàngalekat ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu teewlu ay kàddoom ci micro Momad Seck. waa Sénégal mënul mucc de ci affaire bi ndax non seulement dañoo bokk ci àddina bi daanaka tey lu métti fenn day métti fële mais loolu ñu wax mondialisation mais li ci gën a yéeme mooy yëf yi du benn produit maanaam du pétrole kese mooy problème bi déedéet blé bi problème la te xam nga xar yi sax ci la ñuy lekk ñu ci defar mburu charbon bi nga xam ne tey ciment bi da koy jënd
fa lay jógee daanaka côté Pologne te même ay weñ yi ngay gis ni comme fer li ñuy tabaxee Sénégal daanaka fa la koy jëndee ak yeneen yoo xam ne ni dafaa bari te ñoom yàlla da leen a may diggante Ukraine ak Russie liñ ci yor daanaka dañuy nekk premier wala deuxième ci àddina bi ndax bari la ko seen suuf dafa baax gaz baak pétrole baa ngay wul di ñaay léegi nag li xew fii ak weer wala weer genn wala lañ koy yëkk en attendant nag dañuy consommer li fi nekk xëy na yëgagul yëngu-yëngu yi bële léegi nag suñ ca tollee ci feeg weer ba jàpp ñaari weer daal ci la ñuy gis nag ne njëg yu bees yi commencé nañ ñëw te su boobaa faaw doy jóg léegi nag est-ce que nguur gi am na moyen pour arrêter ko góobu ko ndax taxe yi ba xas ba perte da ko te réew mi nag dafa yor ay bor war koo fay te ci taxe dong la ko mën a fay amul leneen kon nag jàpp naa ne dana metti daal dana metti ci kanam gisuma ci solution ndax jël alal budget bi naan da nga koy jox ay subvention te kon su boobaa fukki produit ak juróom-ñett benn bu nekk da nga koy subventionné loolu moo mënul nekk kon nag am naa ci njort bu ñaaw daal. buñ ci noppee rek ñu wax fexe ba ñoŋal wàllum koom nag fii ci secteur u artisanat fii ci Sénégal loole mooy xalaatu ki nga xam ne rek mooy Mamadou Ndior nekk directeur bu COSEC conseil des sénégalais des chargeurs moom nag moo ko xamle waaye naka daal na xamle waat jafe-jafe yi nga xamante ne moomee la secteur boobu di jànkonteel ñu teewlu ay kàddoom. secteur artisanat dëkk bu mag boo gis moom moo ko téye boo demoon Allemagne les artisans dañ koy donnante sax ci ay famille yu yàgg yoo xamante ne ñii dañuy jaay tel produit béréb sàngam boo duggee ci avion yi tey produit yi ngay nekk yëpp ay artisans ñoo koy defal n'est-ce pas boo demee tey dëkku tubaab yi secteur boo dem yooyu da ko fay gis n'est-ce pas te même les produits faits main yam dañ ko def ak loxo da ngay gis ne dafa am beneen valeur bu ñu koy jox par rapport aux produits nga xamante ne c'est des produits industriels kon daal jàppale ne dinañ leen gën a accompagner. information yi dem jëli mango bay yàqu Casamance wala beneen meññeenteef bu yàqu fële bu ñu góorgóorloo mën nañ fexe ba réduire loolu transformer ko def ko ay jus def ko leneen ak leneen ñu lekk te loolu artisanat daf ci liggéey même tey xale yi nga xam ne ñu ngi créer ay machine yoo xamante ne mën na def lii mën na transformer lii wala mën na transformer dañoo war a accompagner ñu breveter ko rapidement. si rek am na ñu ne produit bi ngay defar fii Sénégal mu nekk un produit du cru wala mu nekk produit boo xamante ne fii nga ko transformer mu am une forte proportion de transformation mën nga ko jaay ba Zimbabwe te doo ci fay yenn droit de port yi kon sunu artisan bi tey la muy defar moo koy defaree ngaay wala fenn nan la ñuy fexe ba mu egg Afrique du Sud y a un combat culturel à mener à côté mais également en termes de formation et de finition ndax ñooñu seront beaucoup plus exigeants en termes de qualité. moo tax yooyu yëpp nag baax na ñu koy xam. ngir rek jàmm ak kaaraange am fii ci Afrique faw rek ñu tàggat ndaw yi ci formation yooyee xibaar yi mi ngi duppee ci ñi nga xam ne rek mooy kuréel gi ëmb wàllum centre régional de leadership fii ci Afrique sowu jant ñu teewlu kenn ci ñoom. On ne peut pas faire abstraction. On ne peut pas faire abstraction des jeunes dans la lutte pour le maintien de la paix, de la défense et de la sécurité. Les jeunes représentent plus de 50% de la population. Les jeunes peuvent être utilisés dans beaucoup de domaines. La communication, faire des forums. Donc avec l'énergie des jeunes, on peut faire beaucoup de choses. Nous avons actuellement en termes de... mi nga mu nekk initiative bu am solo jamono ji nga xamante ne Afrique nag ñu bëri ci réew yi ñu ngi jànkonteel jafe-jafe mu mat ndax tàggat ndaw yi ci wàllum formation buy indi jàmm ak sécurité yaakaar naa ne war nañ ci teel a jóg ndax dafa jot. dafa jot ndaxte xam nga yaa ko wax sànq wàllum terrorisme mu ngi ne tekk nag waaye nag wóorul donc jot na tey comme ñoom ni ñu ko bëggee nii ñu jàngal xale yi. def leen formation boo xamante ni te yaakaar naa ne tey bu yàlla tere bu dara amoon ñëpp mën a génn te yaakaar naa ne ñoom tamit foofu pour man dañu faa juum tey buñ ci booleen wàllum armée bi ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo yore wàllum kaaraange gi ñu indi leen si ndaje mi waxtaan ak ñoom fexe ba recruter ay xale su ko defee tamit xale yooyu maanaam ñu xam nuñ koy waxee ñu mën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy armée bi ci lépp tamitam woo askan ñëw jox leen xel moo xamante ni tey mën nañu wax ne tey bu ngeen gisee lii arme la lii bombe la lii la mel ku ko gis na alerté wax jokkoo numéro baa ngi nii su ko defee yaakaar naa ne formation boobu
kon tey ëllëg Sénégal kenn du ko mën a bett si wàllum terrorisme. former leen à ce que ñu mun a identifier ñi nga xamante ne ñooñu nga xamante ne jamono ji ñoo xañ Afrique ay terroristes parce que pour xàmme leen dafa daal di metti ndax armée bi kese comme ni ñu koy waxee mënuñu def liggéey bi faw askan wi lëkkaloo ak ñoom jàppale waa armée bi. am na yenn yoo xamante ne société bi lay am ba pare ñu doog see jot donc formation bi ça concerne à tout le monde muy jeunes yi muy mag yi waaye nag comme jeunes yi ñoo am kattan te ñu bëri si ñoom seen xel màcc na jàng nañ am nañ yenn diplôme yi aussi donc je pense que loolu buñ ko defee muy Sénégal muy fépp fi ñu dem ci Afrique yaakaar naa ne jeunes yëpp buñ mobilisé wu ñu former leen moom at loolu dina xaw a indi changement fii ci Afrique. dina am changement parce que sax suñu xibaar yi ñu jot nee nañ sax am na ñu démantelé fii ci Ndakaaru ñoo xamante ni dañ doon lëkkaloo di jaay arme ak diggante ak ñu waa Mauritanie xam nga tamit loolu dañ ko rafetlu bu baax a baax donc pour ñu bàyyi ci xel bu baax ne jaruñu nelaw ci wàllum terrorisme Aminata. loo xamante ne la daal un ennemi boo xam ne da ngay xeex ak moom te mënoo ko gis ndax mun a nekk sa biir donc dañu ñaan yàlla rek mu fexe ba jëlee ko fii ndax sonal na Afrique ku mel ni Mali jamono ji ak feneen jàmm jafa amoon yëpp daanaka nekkatu fa ndax fitna bi donc mu ngi noonu comme ni nga ko waxee ci wàllu artisanat bi tamit bu ñu xoolee ba tey tam gis nga Sénégal lu ñu war a def mooy gën a dooleel yenn entreprise yi wala sax yenn métiers yi tey bu ñu nee artisanat loo xamante ni loxo moo koy def ki koy def amul moyen te daanaka sax dañ leen di fàtte su ko defee kon war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que poids bu mu am ci wàllum koom Sénégal bu ñu ko fàtte donte mondialisation la ñuy wax secteur tertiaire bi moo ëpp doole. surtout si wàllum tourisme bi ndax artisanat da ciy jouer rôle bu am important. ndax boo seetloo œuvre d'art yi nga xamante ne ak suñu bijoux yi nga xamante ne moom la suñu yaay di defar di ko jaay au niveau des hôtels wala campement yi. loolu day joxe originalité sénégalaise boo ko seetloo ñu bëri tubaab yi dañ ciy ñëw jënd donc ñun ñi nga xamante ne amuñu ay machine pour defar objet d'art yooyu amuñu machine pour def nasper yooyu wala yenn yëre yi. donc ñooñu dañ leen war a jàppale ngir nag secteur bi bu doxee rek tourisme day dox donc comme ni nga ko waxee rek c'est important ñu jàppale leen financer leen jox leen ay matériel yoo xamante ne dina leen wàññi coono gu metti gi te aussi ñu fexe bay importer aussi suñuy produit parce que là aussi c'est important. jërëjëf Aminata Koor rafet na lool macha allah kon nag xam naa ne ni nga ko waxee ni moom ñi yëngatu si wàllum art bi dañ kontaan si yow. man dama bëgg art quoi dama bëgg art bëgg affaire culture donc c'est secteur bu ma neex la. ndax luñ ciy defar yépp ci loxo la te loxo luñ ci defal dafa am barke donc nañ leen jàppale bu baax a baax on a des jeunes très talentueux noonu lañ koy wax kay ñu xarañ ñoo xamante ne fu ñu dem rek am lu ñu mën a def donc nañ leen jàppale bu baax a baax. séeréer nga nag boo demee ba Siin ngay gis ñi am na ñoo xamante ak pexe yi ñuy watee gaal yeeg. waaw gis nga dugg ci àll bi ut ay bant. dagg ko defar ko ba mu rafet. defar ko gaal bu rafet. xam nga ni ñuy wax toogu. waaw ay banc la ñuy amuñu woon ay chaise ay banc lañ doon am banc yu rafet yoo xam ne macha allah ñëpp fa lañ doon toog donc loolu yëpp dafa nekk ci loo xamante ne yàlla moo ko may Sénégalais ci art. macha allah voilà donc macha allah dañ leen jàppale daal. macha allah ma baale nga wéyal ci xibaar yi dafa mel nii bi yoon nag wàllum ndox la ñuy wax. buñ ci noppee nag dañuy wax ci wàllum ndox ndax ndox moom yaakaar naa ne nit mënu dund sans ndox donc mu nekk xibaar goo xamante ne dinañ ko tàmbali fii ci Sénégal ginnaaw forum bi war a am yaa ngi ko doon junj sànq sax dinañ ko amal le 21 ba le 26 fële ca Dakar lañ koy amalee ci àdduna bi yëpp nag ñoo ko màggal waaye ren Sénégal moo aye mu nekk forum boo xamante ne nañ ci profité lépp loo xamante ne nag junj nañ ko askan wi nañ ko jëfee ndax ndox dafa nekk lu sonal askan wi même boo génnee Dakar am na gox yoo xamante ne problème ndox mu neex ak ndox mu sell la ñu am donc dafa nekk loo xamante ne buñ ci noppee nañuy def ay descente sur le terrain xool jafe-jafe nit ñi nu ñu mel ci ndox ndax ndox nag nit mënut lekk sans ndox waaye nit mënut dund sans ndox dafa bokk ci lu ma bàyyi la nga wéyal si ndox moom laay desandi ba tey sax parce que tey bu ñu ne forum de l'eau ñu si waxtaanee wàllum ndox adduna bi yëpp ñëw di si waxtaan tey Sénégal tey wàllum ndox am fi problème tey su ma nee wàllum ndox am fi problème Dakar laa koy dooree parce que fii nga xamante ni fii la ñu nekk fii la ñuy dund boo xoolee da ngay dox si ndoxu mbeddi Ndakaaru yi tuyau yi di bënn kenn du am foo jaar yenn saa yi raccordement yi am ay jafe-jafe xam nga loolu tamit yaakaar naa ne bu ñu ne ndox tey war nañ lijjanti loolu ba pare ndox yi fu ñuy jaar ba mën a yegg ci kër yi ndox mi tamit doy dañuy toog a toog ay fan rek ñu ne ndox ma coupé na su ko defee askan wi nekk di wër ndox te tamit nga xëy liggéey ba sonn ñoo amoon ndox war a suturlu wax dëgg yàlla tamit loolu lu am jafe-jafe la ami koor tamit ginnaaw Ndakaaru tamit dañuy jàpp ne àll ba tamit si lañ bokk parce que tey Dakar bu ñu nekkee si jafe-jafe ay ndox mi di coupé am na dëkk yoo xam ne Dakar ci àll bi amuñu ndox
dañuy root si ay teen. des centaines de kilomètres donte ay ñii di dugg si ay siyaan di root am na dëkk yoo xam ne si siyaan la ñuy root. c'est vrai boo génnee au fond du Sénégal ba tey am na ñoo xamante ni dañuy yor baag si biir siyaan génnee pour mën a dem rooti pour mën a dem naan wala pour a dem jëfandikoo. je pense que tamit ñooñu tamit si lañ bokk. du question ne dañ ñëw Ndakaaru rek dajee fii takk seen i karawaat dajee fii naan ba doyal dem seen yoon. je pense que te dara duñ ko fi def yàgg nañ ko fay def. donc kon nañu bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi jur gi dañuy war a naan ba doyal jur gi ci àll bi dañu waroon naan. nit ñi dañu war a am ndox bu doy donc boo demee ci àll bi am na ay forage yoo xamante ni ba ñu paanee kenn xamul kañ la kon donc nañu wàcc ci terrain bi su ko defee ñu mun a dimbali askan wi ñu mun a am ndox mi voilà am ndox bu baax a baax ndax ki yor jur ak mala yaakaar naa ne mënut ñàkk ndox ndax jur yooyu buñ jegewul géej jegewul marigot duñ mun a naanee feneen lu tudd teen yi nag tamit bu njëkk teen nu mu doon mel bu njëkk léegi sax modernisation am na mun nañ ko defar ba nga xamante ne day am benn pant bu ndaw boo xamante ne fa la siwo bi wala sax foofu lay génne donc man fi ma juddoo fi ma dëkk vraiment am nañ ay robinet waaye suñu biir kër yi dañuy fexe ba gas teen waaye Dakar nag espace amul pour nga mun fi gas teen donc ñi nga xam ne nag am nañ espace pour ñu mun leen gasal teen forage yi buñ paane nañuy fexe defal leen benn genre kii boo xamante nañuy gasal ay teen yoo xamante dañ ci mën a root donte root bi metti na waaye ku am ndox yaakaar naa doot nañ leen defal ay teen yu am solo yoo xamante ne duñ ci mos a am ay danger parce que teen yu njëkk ya gisoon nañ ko waaye moderniser ko ba mun nañ ci root nandal si def seen soxla bu fekkee forage mun nañ ko am tamit wax dëgg yàlla siyaan moom lu am solo la man maa ngi fàttale ko dama daan naan si siyaan dem ci àll bi boo maree rëbb naan si siyaan yi te dara du la si dal da nga daan am biir bu métti sax boo naanee siyaan yi mu wér donc mu ngi noonu ami koor cosaan la ma bàyyi la nga wéyal daa mel ni tamit ñi nga xamante ñoo yëngatu ci wàllum kër googu di waa Sen'Eau dañoo meroon ñoom it mer ba futu la ñuy def rek ndax boobu ba tey sax dañuy amal seen i grève lu ñu bëgg nag mooy ñu fay leen seen payoor nag nañ leen ko jox waaye tamit fexe ba ñu respecté leen ci seen wàllu moo liggéey naka nu ne sax ki yoroon na seen direction ba moom it woowoon na leen ngir rek ñu mun a fexe amal ay négociation ngir rek ñu jëlee fi li nga xam ne mooy grève yooyu ginnaaw jafe-jafe ndox yi nag ñu wax beneen xibaar boo xam ne nag moo bom bopp sénégalais yi mooy xaalis bu bari bi ñi nga xam ne moom la ñuy wasaare ci ngénte yeeg ak takk yi naka li ni mel nag nekk loo xamante ne askanu Sénégal ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax tax na sax nee na nañ ko wàññi ñenn ñi nag am na leen lu ñu wax ñu teewlu reportage Elisabeth Sénégal nag ay xew yu bari mu nekk ay mariage wala ay baptême day coûter xaalis bu bari ay millions lañ siy dépensé te loolu da leen di jural ay bor yu am solo Sénégalais bi nag nee na nit dafa war a dépenser ci lu mu am pour moytu ay bor. bu fekkee mën nga ko loolu yàppal fa amul benn problème mais boo ko mënul nag jaru ko quoi nga xëy benn jour rek ne waat dëkk bi yëpp maa leen invité añ te mënoo ko loolu. yàq la quoi waaw mieux vaut nga bañ ko def quoi. mariage nag dafa nekk loo xamante ne dafa boole ñaari famille wala ñaari communauté mais góor moom mooy kilifa kër gi te kilifa kër boobu nag dafa war moytul famille bi ay dépenses yoo xamante ne xew mi bu weesoo da leen di indil ay jafe-jafe. góor ñi ñoo ko waroon a réglementé ndax góor ñi ñoom ñooy bëgg donc normalement ni ñu ko bëggee la affaire yi war a doxee mais nag am na yoo xam ne si duñ ko mën a cerner duñ ko mën a contrôler ndax femmes yi bu ñuy leb ak bu ñuy réyal affaire yi kenn duñ ko yëg daal loolu nag li conséquences yi mi créé comme ni nga wax noonu day tax lendemain yi métti mu indi ay xuloo indi ay ŋaayoo. am na lu gën a am solo yàq xaalis ci xew bi day weesu loolu mun nañ ko investir pour jàppale suñu waajur yi. ñu dëkk bi fi mu toll nii yaakaar naa ni war nañ am yeneen priorité lu nekk lu dul di dajale xaalis bu énorme di ko def ci ay mariage wala quelque chose comme ça man gis naa ni dëkk bi soxla na leneen quoi même bu ñu yëkkatee xaalis bu rëy jox la ko. man je pense que ni comme yow jigéen war nga ci mën a ubbi leen loo xalaat ci ubbi ci loo liggéey waaw ba nga xamante ni bu subaa di nga mën a jàppale sa borom kër jàppale sa njaboot. maire yi war nañu dimbale seen doom yi ñu dem mën a sëy waaw bañ a xalaat ay belle famille aussi war na delloo si xelam jàppale doom ji ñëw ci biir kër gi xam ni tamit ci kër la jógee ñu xaw ko jàppale mais fii bon ñoom ñooy obligé jigéen ñi à ce que ñuy def lu nga xamante ni mënuñu ko.
xew yu léegi nag dafa mel ni ay compétition événement boo gis lu ñu si dépensé ma ëpp lu ñu dépensé woon ci événement bu weesu bi ñu bëri daal di souffrir loolu di leen di jural ay jafe-jafe ñu am ay bor yu bëri ay xew familial loolu nag ñu bëri dañ si taamu di dépensé lu ëpp lu ñu am. sagar nag di xëy na diggante ñi nga xam ne ñooy dawalkatu taxi ak moto cak-cak yi nag ñi di taximan ne la ñu gis mooy ñi di cak-cak yi nag ñu bëri si ñoom ñi ngi dawal waaye yoruñu ay papier waaye askan yi nag la ñu gis mooy ñi di taximan ni nañu bàyyi cak-cak yi ñu def seeni liggéey reportage Barthélémy Coly. circulation moto cak-cak yi fii ci Dakar conducteur taxi yi ñoom ñu ngi koy ñaawlu ngir bañ a ñàkk seen clients yi ñoom nag ñu ngi laajte moto cak-cak yi nañuy am papier ak fay assurance ni ñoom. xeexuñu leen xam nga boo gisee loo gis dafa am règlement xam nga dañuy transport buñ def transport ñu fay ay kayit yëpp la ñuy fay ñoom fay ñu benn kayit ba noppi def transport xam nga kon kay nañ dindi kayit yi ñu oto yëpp ñoo bokk yam léegi benn bañee fay kayit waaye da ngay def fay transport fay assurance 22000 fay droit fay lu ne ca lépp ngay fay daal ca ba noppi ñoom fay ñu benn kayit ba noppi di def transport comme ñun xam nga tamit loolu c'est pas normal. fay bu ñu leen fayloo mois bu nekk taximan yi ñoom nag ñu ngi koy ñaawlu kii nag jàpp na ne amul problème moto cak-cak. man amuma problème ak cak-cak yi ndax cak-cak mën naa wax ne ay doomu Sénégal lañ comme ñun dañuy liggéey comme ñun quoi mais comme dañ ne cak-cak amul benn këyit amul lenn loo xam ni te taximan tey fi mu taxaw nii di yëpp client sax fi ma taxaw ni ngeen arrêté nii dama koy fay par mois di dagg assurance boo xam ne ni benn transport benn oto daggu ko fii nii ci particulier li assurance bi ñuy dagg par 4 mois man mu laay dagg par benn mois. cak-cak yi ay ndaw yoo xam ne ñu ngi liggéey ngir daan seen doole agressé wu ñu kenn waaye dañu leen war a bàyyi ñi def seen liggéey bu ñu sukkandikoo ci kii. mais en fait nekkul ne buñ ne cak-cak parce que booy yi nga gis ñu yor moto yëpp mooy booy yi nga xam tey jii nii ci koñ bi lañ dëkk ñoom ngay xëy di leen yónni ñuy dem di la doxal say course parce que comme par exemple man mii damay am benn acte de vente bu nekk central mënuma jël oto di dem di ko jëli ji booy bi ne ci parking bi laay jël yónni ko bu ñëwee nga may ko benn 2000 mais léegi boo jëlee taximan fii lay départ jékki-jékki panne nekk ci digg tali bi ngay wax ak moom muy xuloo ak yow coow li ne kur mënuloo ko dara chaque jour yaa ngi gis xeexu taximan bañuñu taximan mais tamit am nañ droit tey cak-cak du cak-cak benn booy bu ne ci koñ bi la jàng ba am benn niveau bi amul liggéey ne la grand jëndal ma moto nga jëndal ko benn moto 250 000 jox ko mais lim ciy fortaatu noonu seen kër la ko yóbbu. li gën a wóor mooy ci wàllum transport ku nekk dafa war a am papier respecter code de la route bi nit ku nekk am na droit di jël taxi wala moto cak-cak pour dem fu ko neex. mbiru Sweet Beauté di mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr ki nga xam ne rek moo ko jiite woon di Ndeye Khady Ndiaye moom nag junjoon nañ leen ko dina wuyu ji jàkkaarloo ko ak ñi nga xam ne ñooy àttekat yi ci talaata bi ñu dëgmal bu dee mbiru Ousmane Sonko nag ñu ngi koy xaarandi fii ci mois d'avril bi nga xamante ne moom la ñu jublu. dañuy desandi ba tey rek ci wàllum journée mondiale de la femme ndax mois de mars ba muy dee ñun jigéen ñi moom la ñuy moom sax loolee tax sax ki nga xam ne rek mooy jëwriñ bu ñuy dénk wàllum koom la mu gis rek mooy tollale jigéen ñi ak góor yi ci wàllum koom waaye fexe nag ba dugal jigéen ñi ci wàllum liggéeyum koom fii ci réew mi Ousmane na teewoon na ci seen ndaje ba. taxawaayu jigéen lu am solo la ci société bi ci administration bi waaye tamit ci entreprise yi loolu tax ministère bi nga xam ne moo jëm ci wàllum économie maanaam comme coopération ak plan ñoom desuñ ci gannaaw ndax journée internationale de la femme ni ki tey ñoom lañ ko doon màggal ministre bi jàpp ne ci économie bi Sénégal taxawaay bi ci jigéen ñi am dafa am solo lool ci wàllum résultat. Mesdames et messieurs, au Sénégal. bu ñu xoolee jigéen ñi ñu ëpp Sénégal kon nag moo tax ñu war a def lépp nag ñoom ñu gis seen bopp ci wàllum koom-koom fii si dëkk bi waaye nag foofu ñu jëm a xool bu baax a baax jigéen ñi mënu leen seppi si wàllum économie bi lépp li nga xamante ni wàllu xaajale la dañ ko war a xeex jigéen ñi gis seen bopp ci wàllum économie bu Sénégal donte sax am na loo xamante ni defar nañ ko fii mu baax waaye nag bu ñu xoolee ba xool am na loo xamante ni war nañ ko mën a jooyantiwaat ba jigéen ñi li nga xamante ni moom lañu war a def ci mbirum koom-koom Sénégal ñu mën ko def. À parcourir.
ministre bi nag ak taxawaay bu am solo bi nga xam ne da koy taxawee jigéenu ministère am bi jigéen ñi taxaw nañ ñoom it njukkal ko ci bu baax kontaan ci gis ne mosu leen a seetaan benn yoon ngir leen jëmale kanam ci seeni ay conditions. Témoigner sur votre volonté. ñi ngi rafetlu taxawaay bi ngay def ci jigéeni ministère yi mosu sonn mosu tay di leen jàppale ci seen bëgg-bëgg ci biir ministère bi te ñi ngi rafetlu fonk bu nga fonk jigéen yi waaye tamit fonk leadership féminin loolu li koy firdel mooy soo demee ci ministère bi 50-50 ngay am. Dans la direction générale. ministre bi nag ci journée internationale bi nga xam ne dañ ci màggal taxawaayu jigéen moom ci xalaatam ak lim ci gën a def tamit bokk na ci woo autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum administration waaye tamit ñi nga xam ne ñoom lañ dénk affaire judiciaire maanaam yoon ak yoonal ngir ñu gën a respecté ak yelleefu jigéen fii ci même réew ndaxte jigéen daal am na solo ci bépp boor. jigéen yooyu sax ngay gis nag ay liggéeykat lañ laata ñuy am nag ay financement mu mat dañuy tàmm di amal li nga xam ne rek mooy tontine ñu gën ko xam ci natt léegi sax daanaka góor yi dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañuy amal seen natt mu nekk luy jural nag askan wi lu am njëriñ si jigéen ñi waaye lu am njëriñ sax muy tontine ngay naan ko natt boo demee ci àll ba tey tamit mu ngi fa comme ni ñu koy defee si Ndakaaru fii ñi nga xam ne ñu bokk entreprise da ngay gis ñu bokk nattu weer bu nekk dañuy jox am na ñoo xamante ne 25000 ñii par 100000 ñii par 100000 su ko defee weer bu jot ñu tebbi nga am koppar gu bëri nga njëriñu si ñu bëri loolu la ñuy def léegi te xanaa lu am sens la boo demee tamit ci àll ba tamit jigéen ñaa nga ca def ay tontine su ko defee ñi nga xamante ni tey ñooy soxna yi di cotiser te tontine pour wax la du xaalis kese ndax tontine yi day am ba tontine armoire ak salon armoire ak lal daanaka waaw boo teebee si suñu fi ñu jógee foofu noonu suñu kaw yi foofu noonu macha allah suñu yaay yi fa nekk ay jàmbaar lañ ndax yenn saa ci céet yeeg ngénte yi da ngay gis ñu def natt ay ndab yu rafet yoo xam ne macha allah ku teggi bu la neexee nga denc yaa xam daal bu fekkee lal nga bëgg wala coiffeuse wala armoire vraiment ak leneen loo xamante ne dañ ko ciy def jaarale ngir jàppale seen bopp ñu nekk ñu jàmbaare naka suñu yaay yooyu ni nga xamante ne seen liggéey dafa jéggi jaay doonte seen loxo jotu seen gannaaw waaye ñu ngi def lu ne rek pour xew bu amee rek ñu mun a gis seen bopp xew gi rafet comme ni ko waxee ceet yeeg yooyu noonu ay ndab yi ngay gis ni yu bëri léegi kenn jëndatul dañuy def ay tontine teggi la nga am ndab yu dul jeex macha allah. macha allah loolu moom rafet na su ko defee xew bi kenn du xam diw am na doole wala amul doole. loolu nekk lu rafet comme ni ma ko junjee sànq sax ci àll ba tey laay wax parce que ñoom boo xoolee même nawet bu jotee sax da ngay gis ñu dem liggéeyi su ko defee dugal koppar gu ñu am dugal su ko defee ñu mun a wala préparer nawet bi su ko defee ñu mun a am loo xamante ni lu rafet la dem xale góor yi tamit ñu ngi ci. waaye nag fii ci Ndakaaru gis nañ ñi def si benn reportage bi nga xamante ni Elisabeth Tine moom moo ko def ne daal loolee am na fii su ko defee weer bu jot dañu am kuy tebbi waaye nag yenn saa yi dañ si gis ay jafe-jafe maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite tontine gi yenn saa yi dañu àbb mbooy gi daw ak xaalis bi reportage. ñu koy woowee tontine si nasaraan nat si olof nekk na loo xamante ne day jàppale ñu bëri si askan bi pour ñu mun a faj seen soxla lu bëri tontine boobu noonu wala nag ñu ngi koy woowee sax banque à l'africaine. tontine la plupart du temps ñu bëri ñu koy def c'est parce que pour ñu mën a am xaalis denc xaalis de côté wala pour fa day am par exemple ay soxla yu ñëw di la bett nga ñëw ci à partir de natt yooyu ngay mën a jël pour mën ci faj say soxla comme par exemple ñu yëgal la xew wala dara léegi yow soo nattul doo ci génn parce que tout le temps mënoo toog di xaar sa yaay wala sa papa di la defar yenn yi tout le temps natt bi parfois di indi ay jafe-jafe yu bëri ay risques yu bëri surtout somme bi bu bëriwee looloo tax nag nga taamu yóbbu ko banque wala nga dem légaliser ko police moo gën a mun na indi sécurité wala assurance. tontine nag lu baax la waaye nag yenn saay mun nga ci jànkonteel ay jafe-jafe surtout nag bu fekkente ne xaalis bi nga yor mu ngi diggante 2 millions jàpp 3 millions te suñu koppar ngir kaaraange bu wóor te dëgër wala sax assurance li gën rek te gën a wóor mooy nga daal di wutali ca police dem légaliser ko wala sax nga fexe ba police xàmmee bile tontine boo ci noppee nag nga daal di dem ca banque ba ngir mën faa denc xaalis bi. lu ñuy woowee natt boobu noonu nekk na pratique bu yàgg bu ñu yàgg def ci Afrique. yàgg def Dakar seetlu nañ ci Dakar ci diggante ay xarit ay collègues de bureau wala ay camarades d'école tontine bi natt bi nekk loo xamante ne amal na leen njëriñ di leen fajal seeni soxla. tontine am na d'accord ñu jógee Dakar dem ca diwaanu Casamance. foofu nag xam ngeen ne jamono ji ay fetal lañ fay dégg askan wi ñu bëri daw dem dugg Gambie
démb nag ak tey gis nañ ne ñaari soldats ñoo si mujj faatu. mu nekk loo xamante ni métti na lool. ginnaaw bi ñu jokkook sax sunu mbokku Gambien yi nekk foofu ñu ngi xamal ne jamono ji dëkk yu bëri si biir Casamance dañuy ñëw biir Gambie foofu si dëkk bu ñu naan Buyam. foofee ñu bëri daw nañ fa làqu. sànq sax ñu ngi dégg ne am na ñoo xamante ni dañu buux seen i mbokk seen i doom seen i jigéen ñu daw làqatu ci biir Gambie moo tax nag ki nga xamante ni mooy sunu naataango Alla Thiam mu am ab gëstu bi nga xamante ni def na ko ci mbirum Casamance boobu mu ñu xamal nag am na koo xamante ni nag ñàkk na si bakkanam. benn nit bu ñàkk bakkanam ak juróom yu am ay gaañu-gaañu yu metti nag ñu nemmiku ko démb ci ab jàmmarlo bu amoon ci fële ab opération bu sécurisation ñi ko lancé nag nekk bande de meute ngir faagaagal lii di jëfkati ñaawteef yi di rebelle yi ci ki ko jiite ñu gën koo xam ci Salif Sadio bërëb boobu nag di Sindiane nekk fële ci frontière Sénégal ak Gambie opération boobu nag tàmbali nañ ko juróomi fan ñu tàmbali ko ci alxamis bi waaye nag nemmiku nañ ci ki ci njëkk ñàkk bakkanam nekk ab commando ak ay matériel yële yu bëri loolu commando bi nag mi ngi nekkoon fële ci bataillon militaire bële na le confrontation boobu nag ñu ko amal ko ak MFDC ñi ngi ñuy xamal ne ci loolu tamit lu toll ko juróomi doomu aadama am nañ ci ay gaañu-gaañu ki ñu koy xamal di ab source bu nekkoon ci place boobu gaañ ñi am ci ay gaañu-gaañu nag yóbbu nañ leen fële ca centre intermilitaire bu colonel Georges Bizi nekk fële ca Ziguinchor. Alla Thiam bi muy def nag annonce boobu fekk na benn doomu aadama moo ñàkkoon bakkanam muy benn soldat donc doomu sénégalais wax dëgg yàlla kon mu ngi noonu kon mbir mi kenn xamagul fu mu yem ñoom nag lu ñu bëgg jamono mooy teg loxo Salif Sadio mi ñu ne moom mu jiite mbirum MFDC fi ñu toll nag nee nañ jàpp téye nañ ñaari camp Salif Sadio ñoom ñoo ko dominé pour l'instant ci diwaanu bëj gànnaar bu Sindian donc mu mel ni kon soldat yi est-ce que merum parce que bu ñu faatee si ñoom ñaar est-ce que tamit soldats yi tamit ñoom nekkuñ di faat ay rebelle kenn xamul parce que jàkkaarloo ay fetal la moom wax dëgg yàlla doy na war encore. mu nekk mbir boo xamante ne yaakaar naa ne kenn ku ne ba nga ko déggee sa waratoo nelaw rawatina nag ñi nga xamante ne man damay ñaax nguur gi ak kilifa diine yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Sénégal donc nañ ci gaaw dugal seen loxo ndax Casamance du pays Casamance ci Sénégal la bokk te ñun ñëpp am nañ fa ay mbokk li nga xam ne moo fay am jamono ji nag nañ fexe ba dindee ko fii ndax gis nañ on est Casamance fu mu féetee Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne ci ay frontières la nekk. te amaana sax ñi fa ñëw di def li ne mel duñu ay sénégalais. amaana ñi ñëw di indi foofu rebelle yi wala ñu leen di ay rebelle duñu ay sénégalais donc dafa nekk mbir boo xamante ne muy Salif Sadio mi nga xam ne moo jiitee MFDC ñu ngi koy ñaan man ak sénégalais yépp vraiment ñu fexe ba dal indiwaat jàmm ci Casamance ndax jàmm ji la ñuy sàkk depuis 60 ans presque 40 ans ñu ngi koy ñaan mu dellu si toogoon nañ nag ay jamono jàmm jooju amaat fax ñu xëyaat gisaat li ni mel amaat donc nañu fexe waat recommencer waat les négociations moomat waxtaan ak kilifa diine yi ak ñi nga xam ne ñooy dox ci wàllum jàmm foofu noonu ndaxte fitna bi bu amee Gambie dinañ ko yëg ñun dinañ ko yëg ndaxte li am ci Afrique ñaan nu yàlla vraiment leneen doolee ko si waat donc nañu fexe ba cadre boobu armée bi nañu ànd ak dal demee seeni xel parce que tamit ñoom ay nit lañ li tax ñoom ñuy def loolu am na li ko war a tax toujours ñu ne Casamance bi ñu yëngatoo c'est parce que dañ ñàkk amuñu problème financier la moo koy indi d'habitude donc nañ fexe ba satisfaire leen te ñu buñ leen satisfaire ñoom aussi muy kanwu Salif Sadio na xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk donte mi ngi Casamance ñun ñu ngi fii Dakar wala feneen ñun ñëpp ñoo ko bokk fitna bi jaru ko ndaxte kenn ku faatu daanaka ñëpp a ñàkk ndax ay famille ñu ngi fi te ñooy jàmm lañ doon ñaan donc ki fi ñàkk bakkanam ak ñeneen ñi si am ay gaañ-gaañ nañu fexe daal arrangé waat la situation ba ñuy revenir aat nekkaat si jàmm bu ñu nekkoon mu mat waaw li nga wax nag am na solo lool waaye nag xam nga dafa am lépp loo gis rek dafa am lu ko waral tey bu ñu nee Casamance xeex mi ngi fa loo xamante ñun sax moo wees suñ juddu te kenn amul si solution man dama xamul solution bi mooy lan est-ce que solution bi tamit nekkul li armée bi def fu ñu toll nii fas yéene def opération de sécurisation fas yéene nag dindi base rebelle yi fa nekk yëpp parce que tamit yaakaar naa ne rebelle baaxul si réew loo xamante ni yow da ngay toog a toog dagg bant yi di jaay te nguur gi santul la ko ngay toog a toog di attaque ay oto di jël seen alal ngay toog a toog di dugg si àll bi wala dugg si yenn si ay dëkk di def braquage yaakaar naa loolu tamit baaxul donc solution bi daal mooy comme ni nga ko waxee fas yéene waxtaan ak ñoom ñu bàyyi lu ñuy def su ko defee ñëpp mën a nekk si jàmm voilà je pense que ni loolu la kon mbokk yi léegi nag dañuy dem ubbi pàcc gu mujj gi muy wàllu tàggat yaram
tàggat yaram li si gën a fës mooy match Sénégal Égypte wala sax nga ne Égypte Sénégal ñu war ko amal nag ñaar fukki fan ak juróom foofee sa stade international bu Caire am na d'accord yaakaar naa dañuy dem Caire de. man daal su ma demee Caire li ma njëkk a lijjante mooy gabaski. gabaski mi ñu jàppoon suñu butéel bi di ñu orienté. cette fois-ci man damay dem faw ma dem. daa mel ni gabaski mooy nekkaat ci camp yi. moo ci nekkaat xam naa li ko raw ci coupe bi dina ko profité mais nag yàlla baax na am nañu qualité si suñu gaynde yi te gis nañ ne ay jàmbaar lañu. en tout cas man su ma demee Caire du yomb. parce que damay bañ dem foofu di wane que ne on a gagné la coupe te loolu xam naa day xaw a métti. mais nag fugg boobu nag Sénégalais yi nañ ko fàtte. non fàtte nañ ko sax coupe du monde lañ jëm Sénégal dafa war a dem coupe du monde. parce que demoon na coupe du monde bi passé dafa war a demaat coupe du monde. loolu moo tax nag Aliou Cissé moom mooy tàggat gaynde yi joxe na nag ab liste dem ci aljuma ji liste boo xamante ñaar fukk ak juróom benn gaynde ñoom ñoo fa nekk ci biir liste bi nag gis nañ fa ñaari wala sax ñett ñoo xamante ni demoon nañ coupe du monde coupe d'Afrique ba mais ñëwuñ mu Ibrahima Mbaye ak kii di Alfred Gomis waaye tamit Seydi Timothy Dieng ñaari gardien de but yi Aliou Cissé nag indi ab coppite kon indi ki nga xamante ni moom mooy Youssouf Sabaly mu war a nag épaulé kii di nag Bouna Sarr waaye tamit gis nañ ki nga xamante ni moom mooy Bingourou Kamara moom tamit jotoon na fi ñëw ci jamono Aliou Cissé ba léegi. donc Aliou Cissé kon mën nañu wax ne gan amul ci équipe bi waaw ki nga xamante ni tamit gis ngeen ko noonu ci image yi muy liste Aliou Cissé bi donc gis ngeen ko ñaar fukk ak juróom-benni gaynde la kii di nag Edouard Mendy moom moo nekk ci camp yi defoon am tamit Aliou Badara Fati bu Casa Sport waaye tamit kii di Bingourou Kamara kii di Kalidou Koulibaly ñëw na kii di nag Pape Abdou Cissé. kii tamit nga xamante ni si milieu terrain bi Cheikhou Kouyaté Idrissa Gana Gueye Sadio Mané ñoom Idrissa Gana Gueye ak kii di Boulaye Dia ñoom Keita Baldé ñoom ñëpp ñëw nañu kon mën nañu jàpp ne Aliou Cissé kon amul coppite bi nga xamante ni def na ko daanaka ndaxte on ne change pas une équipe qui gagne ñoom ñoo ñu indil coupe bi tey xanaa rek li ñuul si soow mi mooy Ibrahima Mbaye mi nga xamante ni dara dalu ko te Aliou Cissé woowu ko waaye tamit je pense que ni choix coach la kenn mënu ci dara atu jëmale ci wàllum Ligue 1 Ligue 2 football professionnel bu Sénégal match bi naroon dox diggante Guédiawaye FC ak AS Pikine fële ca stade international bu Maître Abdoulaye Wade du mujj am ndaxte nag forum de l'eau bi nga xamante ni moom lañ fi amal ba ñaar fukk ak benn fan jàpp ñaar fukk ak juróom moo tax ndaxte match bi 23 mars bi lañ ko prévoir oon foofu ngir nag def test ndax Sénégal war na mën a tase dalal Égypte ci stade boobu moo tax nag Ligue Sénégal bu football professionnel nee nañ nag duñ ko fa mujj amalee donc kon yaakaar naa kon test ba ñu mujjoon na wax ñoom du mujj antu match bi nag ñu ngi ko war a amal foofee sa nag stade bu Amadou Barry 23 mars donc ma jaare fa tamit jox leen programme bi nga xamante ni moom moo am ci 14e journée bi Ligue 1 bi la ñu koy dooree gis ngeen ko noonu Teungueth FC dina tase ak Douane si samedi ji Mbour Petite Côte Linguère Dakar Sacré-Cœur di tase ak Casa Sport dimanche ji CNFC di tase ak Gorée Ndiambour di laale ak Jambar Jaraaf di tase ak Guédiawaye wala Génération Foot Jaraaf Génération Foot match bu métti la waaye tamit équipe yi di nag Guédiawaye ak Pikine ñoom dimanche la ñuy laale ci Ligue 2 bi samedi ji Demba Diop FC di tase ak Walidane Sonacos Renaissance NGB Ñaaxi Tali di tase ak Jamono Fatick ISO di tase ak Stade de Mbour Port di tase ak Amitié FC Kër Madior di tase ak Oslo bu Ndakaaru waaye tamit Thiès FC di tase ak Duc mu nekk kon li nga xamante ni moom mooy lii di match yi war a am ci ay bés gi wala sax si di weekend bi amikor Ligue 1 Ligue 2. li mooy ñi war a jouer Sénégal local. waaw football local bi donc football local bi nag je pense que ni xamoo ci lu bëri. xamoo si man daal génération foot la gën a xam. génération Pikine ak AS Pikine ñoom ñëpp Ligue 1 bi la ñu nekk donc dafa am division 1 division 2 division 3 ak division 5 yëpp am na. am daal bu xam naa équipe nationale bu joué daal damay concentré wu te damay ñaanale Sénégalais aussi ñu dawal compréhension bàyyiwaat Aliou Cissé mu dem ak xelam ñu bañ koo teg stress donc gis naa débat yi bari na ci télé yi ñëpp a ngi jóg di wax ci classement bi ak match bi je pense que ne ñëpp rek dañ ko war a bàyyi mu dal donc def choix bi nga xamante ne moom la def nit nag buy def dara ngeen teg ko pression nag loolu da koy yàqal lu bari te gis nañ ne ni mu procédé ci Coupe d'Afrique bi bu ci continuer incha allah dinañu amaat ndam ci kanamu Égypte donc du ñu def dara rek di leen ñaanal nag tamit ñu dem fekki Gabaski fa mu nekk dugal ko ay bi yu bëri ñibiti non man ma wax dëgg ma jaaxal donc ñu dugal ay bi yu bëri yàlla mayaat ndam Sadio ak ay équipe am vraiment mu nekk lu ñuy rafetlu incha allah donc mu ngi noonu kon mbokk yi loolu la fi yoon tey si grand journal muy journal de la semaine mu am si mbégte bu baax a baax di ko partager ak encore macha allah donc kontaan bu baax a baax si yéen ñi nga xamante ne yéen ñi doon seetaan donc di leen jox dig daje ba beneen samedi waaye tam di leen wax ne
seen Time for Africa mi ngi noonu abonné leen lépp lu fi jote xew journal beeg émission yi yëpp daal ngeen mun ko jot ci ni mu gën a gaawee si seen kër fi ngeen mënta nekk mbokk yi jërë ngeen jëf ñu leen ñaanal week-end u jàmm. jërë ngeen jëf week-end u jàmm.